mbokk yi jërë ngeen jëfati ci kóolute bi ngeen am ci la voix des sans voix ñu ngi leen di jaajëfal di leen dalal ak jàmm ci l'édition du soir tey ci àjjuma ji di suñu daje bi mujj ci ayu bés bile tey nag dañuy ànd ak suñu gan léegi-léegi dinañ waxtaan ak moom di ko tëjee nag comme niñ koy defee bés bu nekk ak seen rubrique li nga xam ne mooy la revue de la presse en ligne bi ci Ndakaaru ak yi génn yenn ci capitalu Afrique yi Papa Maguette Gueye liñ ci àndal bu ci kanam ak jàmm waaye niñ koy def bés bu nekk Assane Gueye lay àndal ci plateau l'édition du soir Assane maa ngi lay nuyu. fay naa la Moustapha di nuyu suñu gan ak mbokk yi seetaan. lu ñuy waxtaane tey ci Vue du Net. tey tàggat yaram la ñuy waxtaanee muy wàllu football jëm si Ligue africaine des champions li dox si diggante Zamalek ak Génération Foot. mu waroon am ñaareelu match maanaam match retour gannaaw bi nga xamante ni Génération Foot da leen a dóor fii si Sénégal waaye bi ñu fa demee dañoo bëggoon délocaliser match bi yóbbu ko Alexandrie nga xamante ni diggante Caire ak foofu war na moo toll si 200 jàpp 500 kilomètres. ñoom ñu daal di lànk ne du si daal li gën a doy waar tax ba tey ñu daal di jël loolu mu daal di jur coow lu metti si internet bi mooy kaddu ko njiital Zamalek di président wu club boobu yëkkatee kaddu jëmale ko si Fatma Samoura di doomu Sénégal bi nga xamante moom moo nekk FIFA te jamono ji moom mooy superviser CAF. ma ngoog dinañ ko waxtaane léegi jox leen tamit li nga xam ne moom la internautes yi di wax ci mbir moomu la balay booba ñu ànd ak suñu gan Amath Suzanne Camara jàngalekat la bokk ci kuréel gi ñu tuddee G20 muy benn kuréelu syndicat yu bari ñoo ca bokk Amath Suzanne maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw Moustapha maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu aussi Assane waaw ak ñi féetewoo caméra bi bon maa ngi nuyu aussi képp kuy seetaan Walf di nuyu aussi jàngalekat yi nga xam ne ñoom lañ fi nekkal di nuyu aussi sunu camarades yi aussi yi jiite secrétaires généraux yi jiite syndicats yi bokk G20 alors Amath Suzanne est-ce que nga bokk nga ci syndicats yi nga xam ne bu l'école tijjee wala boog balay tijji dinañ gëstu waxtaan ak seen ay adhérents pour xool fan la l'école yi toll ak nan la jëmbalee tijji bi su fekkee ne di ngeen koy def lan ngeen am comme écho ci ne année scolaire bi noonu la débuté. waaw di nga ma may ma tudd Sidi Lamine parce que Sidi Lamine Niass parce que bi mu génnee àdduna ba léegi maa ngi may soog a ñëw invitation ci Walfadjri. d'accord te moom dafa nekkoon njiitu presse bu am solo ci réew mi te li tax ma koy tudd parce que Walfadjri man moom laa njëkk a feeñ ci télé donc sama promotion Walf daf ci joué lu bari dëgg la waaw donc loolu kon su ma ñëwee fii lu mel noonu xew fi donc war naa ko tudd te di wax ne it Walfadjri école la te journalistes yu mag yi ngeen di dégg yëpp yi ñuy dégg yëpp ñu si bari fii leen génne jërëjëf waaw donc daal maa ngi leen di encourager aussi seen liggéey jërëjëf yàlla aussi di leen ñaanal Walf sax fi ba pare aussi jëriñ askan bi jëriñ leen yéen aussi ñi fiy liggéey yàlla na yàlla nangu te dëgëral la yow tamit amiin yaa rabbi donc ci wàllu bi ma wax waaw ñun du ñu xaar rek ouverture jot classe pour que ñuy dem ci élèves yi ci enseignants yi pour di wax ak ñoom tout le temps ñu ngi dem ci jàngalekat yi donc di def ay tournées di leen fekk seen gox-goxaat yi wala fa ñuy jàngale c'est vrai que nag bu école tëjee pour nga mën a dajalee jàngalekat yi dafay xaw a doy waar parce que fa ñuy liggéeyee lu si ëpp dëkkuñ fa par exemple da ngay gis ku dëkk Koungheul dem di servir à Podor ku dëkk Matam dem di servir à Ziguinchor donc bu école bu ñuy nekk en activité ci la ñuy gën a mën a dem ci ñoom parce que bu ñu nekkee ci vacances dafay xaw a jafe pour dajale leen mais li ñuy gën a waxtaan ak ñoom mooy jafe-jafe yi ñuy am jafe-jafe yi nag bon suñu leen di déglu ñoom avant ouverture mooy point de revendication yi maanaam loo xam ne ay jafe-jafe la mu nekk plateforme ñu koy yeggee nguur gi mais bu dul loolu tey bu fekkee école mu ngi waaj a ubbi jafe-jafe yi xam nañ ko maanaam ndax école bi mën na accueillir correctement les enseignants et les élèves. d'une manière générale li ngeen jot a dégg école alxames la tijji suma juumul tey la àjjuma d'une manière générale li ngeen jot a dégg mooy école yi ñu ngi ci état pour élèves yi ak enseignants yi ñoom ñëpp dem na jàngi wala demewul noonu waaw école yi ci mën a accueillir enseignants yi bariwul lu néew la ndax jafe-jafe am na ndax am na école yoo xam ne inondation taw bi am na lu indi ay yàq-yàq am na école yoo xam ne peut-être ndox manque ba léegi wala école yoo xam ne aussi seen toiture yi yàqu na taw bi xëy na moo ko yàq wala boog yàggaay bâtiment yi donc loolu aussi bokk na ci wala ñax yi ak yooyu table banc yi aussi am na ci yoo xam ne aussi table banc yoo xam ne dañuy yàgg wala yàqu neen donc yooyu aussi du décor bu baax wala boog pour un enseignement bu mën a démarrer normalement ak un enseignement d'accord nga ak ñu ne ouverture des classes à plusieurs vitesses mooy am
ñii commencé ñii xaaraat ñaari fan ñii xaar une semaine parce que pareeguñu. mais bien entendu. D'accord. waaw am na ci école yoo xam ne démarré guñ. par exemple c'est vrai que ñun suñu mot d'ordre bi aussi am na lu mu ci joué. dinañ ci ñëw léegi. waaw am na lu mu ci joué. mais école yi moom bu ubbi tey jàng tey bi moom. d'accord du réalité. alors ñu waxtaanee kuréel gi nga bokk muy G20. G20 mooy lan wala mooy kan. waaw G20 kuréel bu syndicat d'enseignants. yu dajaloo. parce que dañu ne mat nen nag ëpp nen 20. mat nen 26. mais xam nga tey gouvernement bi pour amoon na intérêt pour def élection de représentativité mais ñun syndicats yi sax bañuñ ko woon. ñu xam kan mooy kan. bien que ci wàllu politique loolu amul bu élection jotee am na ñoo xam ne duñ dem élection. dañuy langaamu. wala boog ñu dem taxaw fee. te kenn dàqu leen yuuxu ci rajo yeeg télé yi. alors donc gouvernement bi ñëw def ay élection de représentativité. mais élection de représentativité yooyu moom gouvernement bi dafa forcé. ne ku amul 10% doo bokk ci table de négociation. te teguñ ko fenn aussi. ndax minimum waroon leen wax 5%. wala boog ñu ne les 5 premiers wala les 10 premiers. parce que élection politique loolu amu fa. tey dialogue bi am. ci politique mais ku demul sax ñu ngi lay woo. pëcc xoola waaw pëcc xoola ñëppay dem. alors ñun nag ñu ne dialogue bi duñu ci boole. ku amul 10%. amul fenn non mais parce que bala ñëw jox Assane parce que tekkiwu leen lu bari nag parce que li G20 nee nga ma dem ngeen mat 26 mais su fekkee ne ñi ko bokk ñëpp mënuñoo am 10% de l'électorat des syndicats mooy tekkiwu leen lu bari Ahmed Suzanne nañ ko nangu rek nag. waaw d'accord ñu wax côté des comme dit l'autre. waaw léegi loolu bu ñu ko doon def ci politique. kon ñu tekkul ba dara bëri na politique man maa ngi ci syndicat mais ñoo xam ne mënuñ sax régler parrainage. xam nga te tey yàgg neen fi bàyyi élection présidentielle. ku bëgg bokk. mais lan nga daan gis ay 0% rek nga daan gis. pour nga gis ku am 5% sax problème nga gis a 0,0. 0,0 nangam. fuñ lim bureau de vote ñu ne 0. waaw mais ñooñu ñiy politique la. su fekkee ñiy politique li ñuy def baaxul ñi si syndicat yi. waaw ñun syndicat yi bañuñ élection de représentativité am na 10%. mais ñun contesté nañ élection de représentativité yi. nee nañ jaarul yoon. te tey ba léegi résultat définitif génnagul résultat provisoire moo am. kon gouvernement bi ci illégalité la nekk. ci illégalité la nekk bu fekkee ne li nga wax loolu la. maa la wax loolu gouvernement bi tey ci illégalité la nekk. parce que élection yi am présidentielle sax fii Sénégal day am provisoire am définitif. mais définitif amagul. mais di nga d'accord. ba pare gouvernement bi di bàyyi yenn syndicat di wax ak ay syndicats. Suzanne Camara di nga d'accord quand même ak Saourou Sène bu G7. mu ne quand même bu ngeen daan daje ak gouvernement wu Sénégal dañ daan gis ay 53 personnes. 53 yi ku nekk war a jël parole su ku nekk jëlee 10 minutes daanaka da ngeen def ñaari fan bala ngeen a jeexal li ngeen di wax. alors est-ce que c'est pas tout à fait normal que le gouvernement nag ne nañu dem élection de représentativité tànn ñi nga xam ne ñoom la enseignants yi wóolu parce que après tout enseignants yi ñoo voté ñu ñu wóolu ñu jël leen ne ñii ñooy interlocuteur gouvernement yéen ak ñi ngeen bokkal seen G xawma lan boobu ngeen dem nag toog te bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo tekki dara ñuy wax ak enseignants yi Moustapha vraiment yaa ngi may reetaan loolu mais ma ne loolu mu wax d'accord naa ci maanaam que gouvernement bi bu ñu dajee ak moom du ñëpp ñoo war a taxaw di jël parole mais ñun avant élection de représentativité am syndicat yëpp a ngi fi existé mais musul demee noonu te li ci ëpp sax ay kuréel lañ daan def daan nga fi dégg CUS daan nga dégg intersyndical daan nga dégg grand cadre donc buñ demaan ci négociation mais par exemple lu mel ne grand cadre nga xam ne ay une trentaine de syndicats mu nga fa mais ñett rek ñooy wax jeex na mais ñëpp duñu wax alors tey aussi looloo tax ñun aussi ñu waxul ne amuñ 10% mais ñu dajaloo def G20 tey ñun war nañ mën a sepp si ñun kenn muy bokk ci négociation yi d'accord ci négociation yi la mais dialogue social ça du yoon ñu may leen lu leen jàngalekat yi mayul parce que buñ ci seppee kenn mu bokk ci négociation yi ça veut dire que ni jàngalekat yow woote woon ne ñii lañ wóolu pour ñuy bokk ci négociation yi ña ngay def mais ñooñu tey nga wax ne jàngalekat yi wóolu leen mais tey jàngalekat yi wóolootuñu leen parce que ñoom tey ils sont en connivence avec le gouvernement tey mais bien sûr ñoom tey nekkatuñ fi pour défendre les enseignants au contraire soxla jàngalekat yi fee lañ ko teg di régler seen problème bu bopp. Assane ñuy wax xam nañ ko Assane Suzanne Camara da ngay këf nag parce que boo ko bàyyee nii. dikkaat si G20 boobu muy wax ndaxte boo xoolee G7 bi ñuy wax bu fekkee ñoom ku si nekk am nga au moins 10% daanaka 70% de l'électorat dem na si enseignants yi. donc c'est pas la réalité. non am na ñu si amul 10% de ñoom. te tey si ñun. am na ñu am 7% ku mel ne Gougne Niang 7% la am. mais kooku il est représentatif. Dame Mbodj moom ak Kisem si ñoo bokk électorat bi
mais tey yoon acte ne ñee ñoo yore récépissé bi c'est ce qui s'est passé ku mel na aussi Mbaye Sarr mais il a 6%. Mbaye Sarr bu Sadef te nekkoon CELS Zoumarou sama xulóowaale moom tamit il a 7% ci élémentaire bi donc ñooñu ils sont représentatifs dañu waxante dëgg te tey sur le terrain représentativité boobu est-ce que feeñ na ñoom tekkeetuñ dara représentativité tey ñun ñoo leen gën a représentatif parce que ñun ñooy xeexal jàng alors Ahmed Suzanne représentativité bi ngay tudd nii est-ce que feeñ na si ouverture bi ndax da ngeen appelé woon au boycott mais bien sûr feeñ na appelé nañu au boycott Assane te teewul école bi tëj na ci jàmm élèves yi jàng nañ enseignants yi ci classe bi Moustapha yoo xam nga gars yi demuñ école gars yi ubbite bi amul mais ministre nag mu ne 60% du dëgg ah oui c'est pas la réalité du terrain dama lay jox rek exemple Kaolack maa ngi yow ñoo bokk Kaolack lycée Valdiodio man Louga laa dëkk non Louga nga dëkk yow nga dëkk man Saloum laa dëkk très bien waaw parce que léegi sama mbokk yi dégg ko ne Moustapha kañ la nekk Saloum non man njàmbur non mais Sidi Lamine Kaolack la bokk moo tax ma bëggoon la yóbbaale rek neex très bien tey dama mënu ma la limal lycée yëpp wala établissement yëpp mais tey Kaolack bi ma tudd léegi lycée Valdiodio Ndiaye l'un des plus grands lycées de ce pays mais ñaari élèves lañ fa fekk jour ouverture ah oui ñaari élèves lañ fa fekk lycée Limamoulaye gii ci banlieue bi benn élève fekkuñ ko fa ay professeurs wax ni noonu donc mot d'ordre bi ça a été bien suivi plus de 80% enseignants yi ñëwuñ parce que conditions yi ñoo ko permettre ba pare aussi dañu déglu mot d'ordre bi dañu ne ñu boycotter jour ouverture des classes dinañ dem nag ci benn plan d'action parce que annoncé nañ ko ne dañuy def un préavis fi les 15 jours dinañ déposer suñu préavis de grève 1 mois la ñu may pour que ñu commencer déclencher suñu ay plan d'action lu tax ngeen bëgg a déposer préavis lu tax ngeen bëgg a déposer préavis lu leen naqari li ñu naqari bëri na d'abord gouvernement bi respecté protocole bi dafa am ay points boobu moom ñoom sawro koy xeex ban protocole boobu moom garaaw ñoom sawro laaj ko ban protocole la protocole 2014 ñoom ñu ngi wax protocole 2018 tàngal ceeb la ñoom seen bopp sax ñoo ne réchauffé donc tàngal ceeb la même protocole la amul benn différence alors parce que ñoom su 2018 dee tàngal ceeb 2014 moom lan lay doon 2014 tàngal xooñ non waaw mais moo fi nekk ba léegi sax parce que problème yi réglé wuñ ko ba léegi depuis 2014 te nguuru Macky Sall ñoom ñoo ne woon ñu may leen bi ñu ñëwee dañu fekk njàng mi am ay jafe-jafe ñu ne nañ leen ñu may leen 2 ans bu ñu suivre protocole ñu ne réaliste et réalisable mais boobu ba léegi protocole bi amul leen lu ñu ci def lenteur administrative yi ñu ngi fi ba léegi jàngalkat bi mu ngi bëgg a jot acte de validation acte d'avancement ak acte de reclassement mais dara crédit DMC bi nguuru Macky Sall ñëwee ba léegi 2012 ba léegi joxewuñ 7 ans joxewuñ crédit DMC te jàngalekat yi ci lañ daan profité di mën a tabax mais loolu yëpp France alors wax naa problème mu avance carrière des enseignants c'est important crédit DMC c'est yooyu ay poñ la yoo xam ne ñu ngi koy xeex même ñu ngi koy xeex te jàngale te rappel yi aussi loo xam ne plus de 100 milliards gouvernement bi yoreel ko jàngalekat yi lu ëpp 100 milliards rappel amul benn rappel bu gouvernement di fay normalement mais am na si li ngay wax nii moom la fi sawru seen wax barki démb c'est-à-dire même xeex bi ngeen xeex lu tax kon nga ne jàpp ni ñoom ñu ngi taxaw di xeex nga ne ñoom dañuy jàppale nguur gi non man li ma leen di digal ñoom waa G6 ñu ñëw ànd ak ñun ci xeex bi parce que ñun amaat kay dafa mën a tooñ rek non ñun mu ne day ñoom waa G6 dama leen di wax ñoom ñu ñëw ànd ak ñun ci xeex bi parce que ñun ñoo ngi xeexal jàngalekat ñoom xeexal ñu ak jàngalekat ñoom dem séminaire dem Saly lañ fi nekkee ànd ak gouvernement bi di def seen ay teg seen ay deal wala di teg seen ay affaire bopp donc lañ fi nekkee ñun nag ñoo fi nekkal jàngalekat yi di xeexal jàngalekat yi te loolu commencé nañ ko boycotté ouverture bi jëm teg plan d'action kii nu tuuti préavis ba pare déclenché kii bu ñu gouvernement bi woowee nag li ñu wax mooy gouvernement bi woote ay mais est-ce que gouvernement dina leen woo parce que gouvernement su leen woowee est-ce que du nekk ci contradiction ak moom mi ne def na élection de représentativité ñi am 10% juróom benn lañ wala juróom ñaar ñoom lay waxal léegi yéen ngeen ne na leen woo su ngeen woowul ngeen dem grève est-ce que gouvernement dina leen mën a woo quand même wala boog man maa comprendre que il est possible même su fekkee ne ñii lay waxtaanal parfois mu woo leen waaw mais loolu dafa yoon mooy dialogue bi ñun dialogue dañ ne tous les secteurs mais boo gisee politique bi ñëpp la ñu woo dialogue social la ñu wax ñun ci social bi lañ bokk
kon dañu war a woo ñëpp léegi nag ñoom su fekkee ñoom dañuy siis waa G6 pour toogandoog ñun gouvernement bi na leen recevoir ba pare après mu ñu recevoir parce que ñoom li ñu xam am nañ ñoo xam loo xam ne ñun xam nañ ko si njàng te ñoom xamuñ ko c'est ça la vérité te ensuite ci groupe des 7 boobu ngay wax arabisant bu fa nekk syndicat arabe bu fa nekk amul 10% dañ ne raw gàddu rek raw gàddu la fa nekk arabisant yi dañoo def raw gàddu ñoom raw gàddu lañ yéen ngeen def proportionnel waaw ñun ñu ne ñu 10% ñu imposé ñu 10% te 10% yi dañ ko tegul fenn d'ailleurs élection de représentativité léegi mu ñëw fi léegi 2 ans te ñu ngi ñaan gouvernement bi aussi amul toxal de dañ koy de bu at bi jotee dañ koy def amul ay pousse ay élection comme ni ñuy pousser ay élection politique ak yooyu non non suñu élection ñun kenn du ko pousse fi léegi 2 ans neen organiser ay élection de représentativité su ma la déggee wala ma dégg Mbaye Sarr wala ma dégg sax Dame Mbodj j'ai l'impression que ni yéen da ngeen a vous êtes sûr vraiment leer na leen ne bi ñu defee élection yi ba tànnoon G6 boobule diggante boobu situation bi évolué na fi évolution boo xam ne yéen gëm ngeen ne am na enseignant yu tuxoo fii dem fële tendance bi changé na ci lan fan nga ko teg mais c'est parce que jàngalekat bi ku koy xeexal rek la àndal te ñun ñoo fi nekk di xeex sur le terrain ouais. Et puis nos cotisations syndicales aussi xeex sur le terrain ak tànqal nit ñi bokkul non suñu ay cotisations syndicales aussi da koy wane parce que d'accord parce que tey neen dem vérifier au niveau kii éducation ak au niveau kii finance ñu xool Dame Mbodj am na si ñoo xam ne moo leen ëppale te ñu ngi si G6 moo leen ëppale ay cotisations syndicales Mbaye Sarr am na ñoo xam ne ñu ngi ci G7 boobu G6 moo leen ëppale ay cotisations syndicales kuy cotiser moom war nga ne foofu nga bokk war nga fa la bokk donc c'est ça aussi la vérité d'accord donc foofu laa ko teg donc bu ñu beddi kenn neenu woo ñëpp ñuy waxtaan ak ñoom Cheikh Kanté aussi am na lu ñu ko dénk na woo ñëpp justement dégg naa Dame Mbodj mu ne moom il est inacceptable la wax que Cheikh Kanté di conduire monitoring bu accords yi ak les enseignants lan moo leen gêné seen G20 googu lu leen gêné ci Cheikh Kanté waaw loolu moom position G20 la mais tey Cheikh Kanté président moo ko fa teg moom moo xam mën leen ci dara comme premier ministre amul tax xëy na peut-être ministre de l'éducation ak yooyu xam nga tey boo xoolee aussi les revendications des enseignants dafa transversal du yemul rek ci ministère de l'éducation nationale parce que ministère des finances aussi am na ci wàllu ak ministre du budget par exemple boo jëlee aussi affaire terrain yi parcelles yi ñu digoon loolu ministère du logement ak yooyu ñu habitat ñoo ko yore comprendre yeneen pàcc yi aussi am na yoo xam ne même ministère du sport des sports sax da ciy intervenir donc kon c'est comme dafa laal ministère yu bëri xëy na loolu tax président tànn beneen ministre pour mu conduire le monitoring sànq yaa ngi naan seen yoon nekkul si accord 2018 yéen ba tey li ngeen xeex mooy accord 2014 kon seen yoon warul nekk si Cheikh Kanté ak réunion yi muy organisé parce que moom accord 2018 lay waxtaane waaw non moom loolu lay waxtaane non ñun suñu woowee ñu waxtaan 2014 tey même Innocence Ntap moom ci boppam ni muy rencontré G6 mais noonu la ñu war a rencontré dialogue social la dialogue la ñu wax donc mais moom tamit aussi elle fait comme les autres ce qui n'est pas normal donc ñun nag comme waxuñu mais ñu nekk ci tali bi est-ce que les justement est-ce que su fekkoon ne li ngeen nekk sur autour de la table rek ñu est-ce que su fekkoon ne li ngeen wax ne moom ngeen représenté li ngeen wax ne moom ngeen di jëf ci terrain bi su fekkoon ne am na tey su ngeen wootee grève gouvernement bi dina sentir danger bu war a tax mu wootee mais yéen a ngi woote ay boycott di woote préavis de grève mais ba léegi gouvernement faalewu leen ça veut dire que quelque part gouvernement il est conscient que ni Dame Mbodj ak Suzanne Camara ak Mbaye Sarr ak ñi ngeen àndal buña ñaa li ngeen gouvernement bi ba ñu dajeek ñun de mais c'est que G6 ñoo leen teg pression ne ñii boo leen dajeek ñoom dootu leen dajeek ñun c'est ça la vérité d'accord gis nga lu leer laa lay wax xam nga man du ma waxoon loolu kay xam gouvernement bi bëgg neen dajeeg ñun ñi ma fi lim ñëpp war a dajeeg ñun bëgg neen dajeeg ñun mais dañu ñëwewul waa G6 ñoom ñoo leen di wax ne boo leen dajeeg ñoom dootuñu dajeeg yéen ay wujj la ñuy def ñoom bu doon seen sago xool ñun dootuñu exister ti ñoom rek ñoo fiy nekk di continuer di bénéficier ay privilèges seen loolu la mu wax fii parce que nee na il ne veut surtout pas que ñu considérer enseignants yi les syndicats comme des concurrents moom loolu la wax fii mais ñoom ñoo ko nangu ñun tey ba ñoom sawru ñëw ñu topp si ginnaaw ñun ñëpp waa G6 G20 ñun bañuñ leen ñëw ñoom kenn bu ñu amee ñoom un coordonnateur mu ne Souleymane Diallo wala sawru ñu topp seen ginnaaw ñoo daan ànd ñu nag ñoom ñoo daan defandoo lépp ngeen bu baax ñun ñu neen la woon di kon tey ñoom bu ñu nangoo ñun mu topp seen ginnaaw ñoom ñu jiitu Amath Suzanne Camara mais nag bu fekkee taxawaluñ jàngalekat yi ñoom nen ñëw ñu jiital leen Amath Suzanne Camara bu G20 moom mooy suñu gan tey ñuy waxtaan ak moom njàng ak njàngale dañuy wéy ba léegi waxtaane actualité tey nag seen rubrique Vue du Net wàllu sport lay waxtaane léegi lay doon ak Assane Gueye
Violinette Assane tey dañuy waxtaanee tàggat yaram mu rawatina football diggante Génération Foot ak Zamalek ba ca Égypte mu mel ne coow laa ngi bëgg a tàng na. tàng na loolu Moustapha ndaxte dem na sax ba dugal nañ ci wàllum yoon ndaxte Génération Foot bàyyiwul li nga xamante ne moom mooy match boobu ndaxte dañoo waroon a football ñoom ak Zamalek ca Caire ca Égypte. mais bañ demee ba egg ba match bi ñu war ko football ca ëllëg si lañ leen yónnee ab communiqué wala benn correspondance ne leen. match bi dañ koy toxal yóbbu ko. non seulement changé nañ bés bi ak heure bi mais dañuy changé stade bi ñu koy joué. voilà te diggante bi boo xoolee toll na si 200 jàpp 500 kilomètres boo xamante ne war nañ koo daw. ki ko def it doon koo xamante ne il n'est pas habilité à le faire maanaam ki lañ ko yónnee bokkul sax si commission bi war a gérer interligue bi. muy kan c'est le Camerounais. c'est pas le Ghanéen. Anthony Bafo Anthony Bafo ci ñu ko xamul Sénégal 92 moo lettu woon mëgg ya. ñëw fii ci Ndakaaru doon final ak Côte d'Ivoire ba raté penalty ba ñàkkloo Ghana Coupe d'Afrique. moom moomee nag moo bëgg a ñàkkarloo Génération Foot match bi tey tegu ko ci yoon ba tax na Génération Foot daan porter plainte jëmale ko ca CAF waaye it porter plainte jëmale ko teg pool d'avocat ngir daal di plainte ca defe naa dossier bi maître Moussa Sarr moo koy moom bokk na si ñi nga xam ñoom ñoo bokk ci avocat yooyu waaye nag tey ki nga xamante ne moom mooy njiital Zamalek di Mourtada Mansour yëkkati ay kàddu jëmale ko si Fatoumata Samoura di ko wax ni fi may lay xaare rek mooy nga def dara wala nga wax dara bés boo yëkkatee say kàddu wala nga wax def jëmale ko ci mbir mi di nga xam kan mooy njiital Zamalek maanaam menace la boo xamante ne jëmale na ko si Fatima Samoura bi nga xamante ni doomu Sénégal la waaye it jamono ji moom mooy superviser CAF ndaxte ki nga xam ne moom mooy njiital CAF dafa nekk am ay jafe-jafe ak wàllu yoon moo tax ñu yónni ko fa moom muy superviser loolu moo tax nag moom mu koy artu yooyu nag internautes yi daan nañ koy commenter bu baax ku nekk ni nga xamante ne noonu nga jàngatee coow li ñu si ñaar wala ñett ki nga xamante ni mooy Seydou Faye mi ngi ne njiital Zamalek moom dafa jàpp ni moom moo ëpp doole ci Afrique moo tax lu ko si neex lay def waaye fi muy dox ni fu ritaax la bu moytuwul fi muy daanu gu metti la si jëlee kii di Ousmane Baldé ni tey nag la ñu nar a xam ndax CAF am na indépendance am gëddu boppam ak déet si résultat bi nga xamante ni war na ko joxe ci mbir mu ne mel Aram Samb ne juridiquement bu ñu xoolee si wàllu yoon ñoom dañuy perte maanaam waa Zamalek dañuy perte waaye nag si yan article lañ koy teg naka lañ koy choisir loolu waa CAF ñoo ko xam te xamuñ ne li ñuy ragal daal moom mooy ñu jaayee doole comme niñ ko daan defee si yenn yi ndaxte Moustapha boo xoolee c'est pas la première fois équipe bu Sénégal génn fii war a dem jouer ak équipe bu surtout équipe bu Maghreb yi ñu daal di leen bàyyi ba match bi war a tàmbali ñu délocaliser ko voyage bi ngay def surtout bus bi ñu lay jox nga sonn ngay dem ngay eggee foofu boo eggee doo def dara si terrain bi ñu daal di lay làpp nga daal di ñibbisi muy mbir yoo xamante ni Génération Foot moom lay bañ tey waa Thiès commenté na moom it jëmale ko si mbir mi ne fi mu nekk nii ñoom xamoon nañ ne dañuy perte match bi bu ñu ko fubaloon na si yoon ak Génération Foot ndaxte wan nañ leen ko fii ci Ndakaaru looloo tax ñuy wax wàllum sécurité te wàllum sécurité boobu boo déggee sax sànq seen avocat maître Moussa Sarr mi ngi wax ni fi ñu naan sécurité amu fa bi ñu délocaliser matchu Génération Foot bi am na ñaar match yoo xamante ne am na fa si bés boobu kon nag ci même bés bi donc mbir moomu daanaka du doon li nga xamante ne moom mooy atte bi dëgg Malick Sy Génération Foot exemple la si club bu Sénégal yëpp ñoom ñëpp war nañ koo xoole si professionnalisme bi nga xamante ni ak dëggu ak fulla gi ñu wane si lu ni mel li mu nekk nii nag contentieux bi dem na ca diggante si CAF fi mu nekk nii bu fekkee ni ñoom Zamalek am nañ dëgg yaakaar naa ni football amatul sax njariñ ci Afrique. doy na waar mbirum Zamalek ak Génération Foot kon ñuy wéy di ko gëstu ak Cheikh Tidiane Gomis mi nga xam ne moom moo jiite le desk sport de Walfadjri xam na fan yi tey rek maa ngi koy laaj fan lañ toll mu ne ma maître Moussa Sarr mooy rek dossier bi fu mu ciy toll incha allah dinañ ko xamal ñi nga xam ne ñoom ñooy topp Walf TV ak Walf FM mbokk yi léegi ñu dem seeti li mujj ci ñaareelu pàcc édition du soir la revue de la presse en ligne ki ñu ciy àndal mooy Pape Maguette Gueye. juma ñeenti fan ci weeru octobre atum 2024 li ëttu yéenekaay yi ne ci denduk Afrique xëy fasul dañu kaa tàmbali ak ëttu yéenekaay bi ñuy wax seneweb.com nekk fële ci réewum Sénégal tey jëlee dañu xëyee ndaw loo xam ne ma nga askano ci réewum France di wuyu ci turu Fabrice moo ñëw ci consulat bu France bi nekk fële ci Sénégal di ëtt bi teewal réewum France ci Sénégal wane na xaram la mu wax nag mooy réewum France réew la moo xam ne daam ca la bokk waaye bari na loolu lu ñuy amal ay njublang jëmee ko ci réew yi nga xam ne ñoo nekk ci denduk Afrique ndax buñ ko seetloo fële ci réewum Sénégal ambassade bu France dinay faral di laaj lu toll ci 40 000 daanaka lu tegee fukki junni
junni ñi nga xam ne dañoo askanoo ci réewum France bu ñuy ñaan visa bu ñu leen mayul it dañuy téye seeni koppar duñu leen ko delloowaat muy loo xam ne xel mënu koo nangu te itam ñoom ñi nga xam ne ñoo askanoo ci réewum France bu ñu nee fii ci réewum Sénégal dañ fii mën a nekk lu jege téeméeri fan ci loo xam ne kenn du leen laaj wenn këyit kenn du leen indil benn jafe-jafe te lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci réewum Sénégal dañu leen ci yaatal mu mel ni fi liñ askanoo kon mu ñaaw loolu ni nga xam ne moom la France taxawoo réewum Sénégal ak yenn réew yi nekk ci dendu Afrique ci lu jëm ci wàllu visa noonu it wéyal ak ëttu yéenekaay bi ñuy wax ne télé.com ëttu yéenekaay boobee dañu xëyee lakk goo xam ne amoon na ci direction générale de la comptabilité publique et du trésor di ëtt bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu xayma ak wàññi ñeel ministère des finances lakk googee fa amoon ca avenue Georges Pompidou jëwriñ jor lépp lu jëm ci wàllu finance wax ne xel mën naa dal ndax lépp lu jëntiwaat nañ ko ba lépp dellusiwaat na ci jàmm ak salaam ñu daanu ci ëttu yéenekaay bi ñuy wax jeuneafrique.com ëttu yéenekaay boobu dafa xëy jafe-jafe yoo xam ne amoon na ci réewum Cameroun ñeel ñi nga xam ne dañuy làkk kàllamay anglais li nga xam ne amoon na ci jafe-jafe bi nga xam ne lijjanti nañ ko ba noppi njiitu réew ma ngir nag jàmm dellusiwaat ci diggante yëpp ak ñi nga xam ne dañuy làkk jaare ko ci làmmiñu anglais moom nag la mu def mooy génnee ñi nga xam ne jàppoon nañu leen tëj leen waroon leen a atte fas leen yéene jéggal ngir ñu delluwaat ci seen i njaboot waaye itam jàmm mën a am seen diggante ak ñi nga xam ne kàllamay français la ñuy làkk ak ñi nga xam ne tam ñoo toogee nguur ga loolee nag ñi nga xam ne war nañ leen a bàyyi daañu fësal seeni tur ci aljuma gile ñu jeexalee ko ëttu yéenekaay bi ñuy wax RFI Afrique.com ëttu yéenekaay boobu dafa xëyee wenn jukki boo xam ne Human Rights Watch ñoo ko def jëmee ci réewum Guinée ñu wax ne nag ci atum 2023 ba tey ñi ngi tere askan wa di amal ay ñaxtu ci loo xam ne tegul fenn ONG bi la di Human Rights Watch wax ne réewum Guinée war na fexe sàmm teg lu jëm ci àq ak yelleefu doomi aadama képp koo xam ne am nga sa naqar bëgg koo fësal ñu bàyyi la nga fësal ko ci loo xam ne benn xupp wala benn jafe-jafe du ci am léeg-léeg buur li ëttu yéenekaay yi nekk ci denduk Afrique xëy fësal canta ngërëm ñeel ko moom Pape Maguette Gueye Assane Gueye maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm bu baax Ahmed Suzanne Camara di suñu gantey ci l'édition du soir mbokk yéen tam ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak Walf TV ci rawatina l'édition du soir léegi-léegi pàcc bi ñu jagleel kàllaamay tubaab ak Khady Silla ak journalu 20h bu ca jógee incha allah dinañ ñëw yeggale waxtaan bi jërë ngeen jëf ba ci kanam ak jàmm